forcé dama gëm ne le mariage d'abord c'est une responsabilité. Quelle que soit la pression nit ki war na mën a apprécier vraiment toute sa responsabilité bala mu ciy dugg moo xam ku góor la moo xam ku jigéen la. jamonoy forcé góor ne ko tey nga takk jabar parce que jabar kenn matatu ko man la ñuy wax parce que contexte économique bi ñuy dundi moo tax ma gëm ne jigéen kenn waratu koo forcé ndax xol mooy bëgg ndax ki nga bëgg yow parce que li ñu sas jigéen ñëpp ci nangu ci oyof ci dégg koo bëgg rek nga ko mën defal ndax dañuy faral wax ne lal xat na xat boo xam ne koo bëggul mënoo ko teg bala nga koo xam nga boole jigéen ak ku mu bëggul ba mu teg ko tànk ba mu ne ko sa tànk yaa bu ko waxee sa dootu ko dolli yaa sa tànk yi ñagas yi te fekk tànk yi sa day liis boo solee yëree comme nii mu ne ma sa bëla bu xaa ñaaral nga sa mbaxane mun la nga sa mbaxane ngay mel ne jibarkat fekk da la bëggul rek bu la bëggoon léegi ne la xoolal sama coof fi fu mu génn amul noo mbaxane wowul tey moom yaa nga mel na bàyyi mais bu la bëggul raan ngay mel ne luxuskat wala ngay mel ne jàppkatu jaan ok donc ma wax rek ne encore une fois contexte bi ñuy waxee moo tax man ma am boobu réaction ndax émettre dañuy wax souvent émettre c'est pas grave mais comment la société réceptionne la preuve déggoo li nga sa vidéo bi kat ña ngi koy partagé mu ne nañ koy partagé sax gënaluma alors que ñëpp dañ ci war a jëriñu ñëpp war ko yëg parce que effectivement pour une plus large division à mon avis n'est-ce pas donc ma téye foofu rek en attendant que gars yi aussi mën a joxe seen contribution quoi. donc Safia man soo gisee wax nga ko sànq y a beaucoup d'émissions yëpp dañuy wax ci ay sëy on en parle parce que y a problème du moment où on en parle rek c'est parce que y a problème notion d'autorité ci biir mariage pour man dañ ko war a xoolaat un tout petit peu parce que des fois ku góor ki ñu jox ko autorité mu abusé ci des fois ku jigéen ki jël loo xam ne sax moomu ko je m'explique surtout jigéen yi nga xam ne en quelque sorte dañu réussir ci seen àddina financièrement peut-être ñu dem ba ëppale ku góor ki ñoom dañuy soo gàttee xel tuuti da ngay jékki-jékki yaakaar ni yow yaa war a yilif ku góor ki peut-être parce que yow yaay fay location yow yaay fay jàngu xale yow ku jigéen ki yaay joxe dépense que yow moomu yaa am autorité ci kër gi alors que non l'autorité c'est pour qui? C'est pour l'homme. Par contre l'homme ne doit pas en abuser am autorité ci kër ne veut pas dire que da ngaa war a nekk dictateur mën nga jël benn décision boo xam ne da nga ciy waxtaanee par exemple sa soxna par exemple ngeen ni ay décisions importantes ngeen ni voilà à la place dama dëkk par exemple Sacré-Cœur damay dem dëkk ci Pikine ku góor ki soo amee grandeur dëgg mën naa dem waxtaan si ak soxnaam naam nag su ko neexee na ko kaa ñu dem dëkk ji foofu mais góor dafa warul nekk dictateur mën na dem avec la communication qu'il faut ne ko soxna si kat su ma sañoon ñu jógee Sacré-Cœur bi dem dëkk ji Pikine ndaxte lii soxna si nangul ko kaa ñu dem mais y a de ces hommes yoo xam ne façon biñ lay joxee ay en fait on dirait que dañ lay jox ay ordre et y a de ces femmes yoo xam ne noonu la ñu mel naturellement bëgguñu ku leen di jox ay ordre dañuy soxla kuy ñëw di waxtaan ak ñoom ne ko soxna ci su ma sañoon kat ñu doxalee nii soxna si mais ñëw nii ngay def c'est-à-dire que nit la jot nag ñu xool suñu façon mu tontu nag tamit non moom laa la wax nit la Safia des fois nga wax dara jël ko à la légère fekk ne ki nga ko wax ci xol bi la ko jàpp effectivement nit la jigéen nit la góor nit la on parle d'un mariage mariage ne veut pas dire guerre non mariage du guerre mariage du 1 + 1 = 2 c'est-à-dire que comme ni ko Benoît di waxee sànq ça c'est très simple du moment où ku nekk xam na la war moom mooy thème bi devoir yi ku jigéen ki xam la ko war di ko def ku góor ki tamit am na ay devoirs attention Sénégal on a comme l'impression que y a que la femme qui moo am ay devoirs l'homme su fayee location wala mu joxe dundu kër gi wala financièrement ça va que ku góor ki def na li ko wax non y a d'autres choses ni ku jigéen ki dem di neexal ku góor ki ba am ci moom li mu bëgg pourquoi pas ku góor ki tamit du dem di neexal ku jigéen ki ba am ci moom li mu bëgg parce que nit la au Sénégal le mariage au Sénégal est très très difficile on a comme l'impression Benoît sànq wax nga ko surtout quand tu vis en mode famille disons sooy sëqat da ngay xool ni ngay sëqatee Safia sooy solu dëgg la nit da ngaa war a correct xool sa style vestimentaire sooy solu da ngaa war a xool peut-être li neex sa papa yi jëkkër yow li la neex sax yow en quelque sorte ni ngay wax sax da nga koy xoolaat sooy dëkk ak say goro da nga koy xoolaat c'est-à-dire que mariage sénégalais soo dëkkee kër famille surtout soo dëkkee kër famille c'est-à-dire que foofu amatoo benn liberté yow ci li neex famille boobu rek ngay dox et parfois c'est très difficile parce que loolu changement de nan laa ko tuddee tu passes de A par exemple à Z te sa jëkkër bi mu lay labat am na nu muy demee dafa laa waxoon ni nga mel nii moo ma neex
sa lox yii nii par exemple nii la ma neexee sa musóor gi par exemple nii la ma neexee sa ni ngay soloo nii la ma neexee ngeen d'accord ci ngeen sëy ñu dem ba ci biir mariage bi ñu c'est-à-dire que ñu changer carrément ñun la sa lox yi da nga koy dindi sa musóor bi damaa bëgg nga dindil ma ko dama defal ay cheveux muurul dindil ni ngay soloo damaa bëgg nga muur dindi rek dans 6 mois dindi rek d'accord naa ce qui fait que nit mën nga kaa indi ci li nga bëgg mais nga naxante ak moom mais jigéen pourquoi doo naxante ak sa jabar Sénégal fii nii du ñu naxante ak seeni ay soxna dañ leen di imposer dëgg la yow yaay kilifa yow yaa am baat ci kër gi mais kilifa dafa am nu muy doxee ci biir kër kilifa day souple pour man ça veut pas dire que kilifa nga kër dictateur nga yow da ngay yuuxu soo duggee ci kër gi kenn amatul jàmm non mën ngaa nekk kilifa et très 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 oyof mën ngaa nekk kilifa ñëpp am envie wër la y a de ces pères de famille yoo xam ne suñu génnee kër gi ñëpp a ngi ci jàmm parce que kër gi dañuy souffler suñu dugg see ñëpp ne patt comme silence rajo parce que ragal nañu sax wax benn mot ba ñu yooxu leen y a de ces femmes qui souffrent Safia y a de ces femmes yoo xam ne dañ leen di toroxal y a de ces femmes yoo xam ne ñi ngi muñ lu metti seen biir kër yi sañuñu ko wax ma Samba sañuñu ko wax ma Demba parce que société bi boobaa xam na mu lay wax bëggoo sëy xamoon nañu soo ci duggee par exemple da nga ciy gaaw a génn am na ñoo xam ne dañuy dugg ci mariage bi 1 mois après ñu génn ci ça veut pas dire forcément que la femme elle est pas bonne ça veut pas dire que ku jigéen ki dafa bon parfois footu ku góor ki la parce que nga dugg ci sëy nga xam ne yow mii bëgg nga sa bopp ñu lay dóor di la saaga premier jour nuit de noces ba yow saaga nañ la deuxième jour bi dóor nañ la beneen jour bi xas nañ la c'est-à-dire que quand je dis ça déglu ma rek quand je dis ça ça veut dire que yow damay justifier juste 1 mois yi am na ñoo xam dañuy sëy 1 mois tas lan la ñuy wax Sénégal ku jigéen ki da ngaa bon bëggoo sëy xamoon nañu c'est-à-dire que parfois footu ku góor ki la da ngay ñëw rek premier jour ñu mbéj la deuxième jour ñu dóor la ginnaaw suba ñu xotti sa yére c'est-à-dire que yow est-ce que yow mii yow di nga ci toog da nga naan man fii su ma ci toogee man est-ce que bon duñ ma rey on voit des hommes yoo xam ne ñu ngi rey seeni ay soxna ci biir kër yi contexte bi déjà mi ngi nii par exemple ku góor ki nga xam ne am na lu ko metti soxnaam à la place mu xool nan la koy régler en interne mu dem jël doo rey boppam rey ay doomam loolu c'est quoi y a genre agissement yooyu moi je ne comprends pas c'est-à-dire que ñun Sénégal toll nañ degré boo xam ne moi je me dis que à la place même ak suñu xel on a quoi suñuy xel est-ce que ay couple la ñun ay tubaab sax déjà du dundee noonu suicide bu njëkk ba ay xarok yooyu daal nañu ko dégg Safia soo amee lu la metti da ngay dem waxtaane ko par exemple sa kilifa dem sa ustaasu koñ dem ci sa papa dem ci ku la tànn ci xel mais dem di suicider wu di rayaate di rey ay góor gis nañ fi tamit daawaati géej xaw ma kañ la ku jigéen ku dem rey jëkkëram c'est-à-dire que maintenant sëy yi dafa am ay ñaawteef yoo xam ni daf ci bari c'est quoi le problème il est où le problème moi je me dis que est-ce que duñu créer benn école boo xam ne avant nit di ci marier sax da ngay jàll foofu ñu jàngal la comment nan ngay sëyee soo paree ñu defal la examen ba nga réussir ngay soog a dugg ci sëy en quelque sorte c'est une façon de parler juste pour dire que nit mi ngi dugg ci sëy xamul lan mooy sëy nit mi ngi dugg ci sëy comme tu l'as dit soit intérêt le financier soit tour la c'est-à-dire que mariage par amour sax maintenant ça commence à partir da ngay sëy juste parce que da ngaa toll ci sëy parce que tu as peut-être 30 ans sa moroom yëpp sëy nañ sa famille ñi ngi lay def pression famille il va falloir que ñuy arrêter di def pression xale yu jigéen ñi lan ngay xaar pour sëy mais lan lay xaar pour sëy gisaguma ku ma doy pourquoi ngay teg pression nit ki elle a 30 ans 35 ans amagul borom kër nga koy xatal nga ñu suñu ceeb bi yaa ngi koy jeexal sa moroom yëpp a ngi sëy ñi ngi am ay njaboot da ngay dàqewul dafa gisagul koo xam ne par exemple doy na ko en terme de jikko wala gisagul ko mu nopp Safia sëy boo xam ne amul mbëggeel c'est très dangereux mbëggeel pour man c'est la base parce que l'amour peut tout pardonner l'amour mooy muñ sa xiif mbëggeel mooy muñ rafle mbëggeel mooy muñ sa jëkkër par exemple amoon jékki-jékki amatul mbëggeel moo koy muñ mais bu dee mbëggeel léegi par exemple amatul ci ménage yi y a quoi c'est l'intérêt bu dee par exemple kii amoon na amatul da ngay dem bàyyi ko wala nga changer comportement bu dee par exemple kii mënoon na mënatul ça veut dire que peut-être que mënu sexuellement sax on va dire nañ ma jéggal ci kàddu gi kii jékki-jékkoon na mën jékki-jékki tële bu dee bëggoo ko da nga naan ko yow xaaral yow mii dooma tardé xaaral ma dem seet sa morom bu jeune xaaral ma dem kooku soo ko bëggoon à la base est-ce que di nga ko bàyyi est-ce que doo jéem a xool ngeen xool trouver ay solution nga faj ko mu faju ngeen di trouver dëbbal dem ci médecin bi dem ci praticien ainsi de suite pour dire que l'amour est en train de partir dans les ménages et parfois amour day am
mais ku góor ki ray ko wala ku jigéen ki ray ko ndax mbëggeel dañ koy dundal tout à l'heure maa ngi doon tooñ jox ay caprice naan ay bébé raayal ma ay ëffal ma wala buy laa bëgg à 23 heures et tout en fait mbëggeel dañ koy dundal du 1 plus 1 égale 2 mariage comme Safia marié wu ak jëkkëram non c'est-à-dire que dañ ko war a oyofal un peu ngeen di kaf Safia il faut di reetaan personne n'impose rien à personne ngeen koy waxtaane entre vous parce que c'est comme suñu ne autorité prospère nii ku ko dégg danaan non li ma wax mooy am non da nga koy waxtaane ak moom Benoît ne la dañ koy waxtaane par exemple c'est-à-dire que moi je me dis que côté bu damay faral tuuti Benoît parce que du li ma wax mooy am li ngay wax mën naa am gënul li nga décider mën naa am gënul ci couple bi de mais yow xamoo ko parce que da ngaa topp sa fougue da ngaa topp sa autorité ndaw si soo waxtaanee ak moom am na nu muy demee idée bi mu lay jox mooy gën fuuf te da nga ciy nangu ak moom en quelque sorte ce qui fait que waxtaan la communication elle est très importante dans un couple c'est pas parce que l'homme a l'autorité que lu ko neex lay wax lu ko neex lay décider que li mu bëgg mooy am par la force non da ngeen koy waxtaane yéen ñaar yéenay sëy lépp décision bu importante yéen ñaar yéen a ko war a waxtaane il en va des enfants il en va ci ni ngeen di dundee ba ci biir kër gi ku jigéen ki mën naa jékki-jékki ne la man bëggatuma ñuy togg par exemple ceebu jën parce que baaxul ci yow nga taxaw na ko non dañuy togg ceebu jën suñu plan national mun la sëñ bi yow yaa ngi ni di am ay ballonnement médecin bi tere na la par exemple yenn yu repas yu solides yi est-ce que doo xool ñu xool nan nañ koy alléger c'est-à-dire que kooku mi ngi xool sa intérêt. yaa ko war a njëkk sa bopp sax tu me parles de question de santé. non moom laa lay wax y a de ces personnes yoo xam ni li ñu décidé moom mooy am seen biir kër yi. mais quand on parle d'autorité mooy maa ngay dem. foofu la débat bi nekk bu ma dugal ci ay maa ngay dem da ngay jékki-jékki rek na ko maa ngay dem da ngay jékki-jékki rek na ko maa ngay dem ma dem fii da ñëw mun la non toogal da nga may tàggu ba la ngay génn kër gi sa soxna da ngay jékki-jékki rek na ko maa ngay dem non sa soxna da ngay jékki-jékki rek maa ngay dem sa soxna da ngay jékki-jékki nag na ko maa ngay dem da ko ne ah soxna si kat maa ngi dem fii maa ngi ñëw jigéen ñi autorité bi mooy tàggootuñu dañuy yëgle te kenn du ko wax non d'accord naa mais ay ceeb ak ay maas ak ay suppu kànja ak sulu c'est une façon de parler c'est une façon de te dire Prospère bu déformer en général samay wax donc du moment où sooy wax xam nga dañ lay déglu de le comprendre moi je te donne des exemples terre à terre banal pour dire juste que la femme mën na xool sa intérêt yow ci loo xam ne yow mii sax xooloo ko en quelque sorte par rapport aux décisions donc ne déforme pas en me parlant de maafe domoda suppu kànja c'est une façon de parler. On va prendre les téléspectateurs, d'accord 88 628 49 88 628 00 221 33 841 69 salaamaaleykum. Prospère bàyyi ma yaa bàyyi jàmm. bàyyi ko mu jël exemple ci maafe domoda suppu kànja suppu mbala c'est son choix salaamaaleykum. mel ni maram. allo sëñ bi noo def mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla alhamdulilah. tout va bien. tukulóor bi maa ngi lay ziar. ñu ngi lay dellu ziar bu baax a baax. allo ñu ngi sant yàlla bu wér waay. aha ñu ngi sëñ bi. waaw dégguñu la bu baax de da nga takk écouteur wala. déedéet. waaw ñu ngi lay dégg bu baax fi mu ne nii ñu ngi lay bàyyi nga joxe sa xalaat par rapport ak thème bi maa ngi lay passe Père Mbaye Ngoné dama ko pidi woon mais saa yi bàyyi naa ko. Père. waaw Fall na nga def. sant la Père. fooy wootee. maa ngi wootee Dakar. allo oui. maa ngi wootee Dakar. ah Dakar sori woon. noo tudd. Amadou Ibrahima. Ibrahima. waaw déglu nga waxtaan wi bu baax. dégg naa ko bu baax. lan nga ci jàngat. man de ustaas bi moom li mu wax moom. ustaas bi li mu wax. waaw. comprendre naa waxam mais jigéen. waaw. boo koy wut. waaw. da ngay seetlu nag yaayam day julli wala ma baayam day julli wala ma ñëpp dañu war a am diine daal. lu wér. ndaxte doo dem wut xamante ne dafa réew wala maa xoole kum doo daal ndaxte jigéen moom da nga koy wut balaa ko wut da ngay xool ndax waa fam yëpp dañuy nekk dañuy julli. wallahi dëgg la de. ko wut mais dem koo xamante wut koo xamante ne dafa réew wala maa nit mën na comprendre. boo ko indee tamit da ngay sonal sa bopp rek. waaw lu wér. wallahi lu wér. te aussi tamit Benoît. Benoît. waaw.
jigéen boo ko indee jigéen dafa war a solu boo xamante ne képp koo ko gis daf koy naw si solo ni. nee na jabaram mën na sol benn short bu yem fii romb papa. non loolu de moom barke yàlla billaahi wa taala bés bu jigéen defee loolu suñ kër. wallahi doo ko sol foofu noonu moom. akkunde àlla billaahi. man de moom alpulaar la mais moom loolu moom teguñ ko fenn ak nit yi dañ leen war a jàngat loo xamante ne dañ ko war a dégg société bi dafa war a def faram quoi. bon waa de mi ngi noonu. bon waa moom jigéen rek moom. jigéen bon waa jigéen. waaw bon waa jigéen rek. nee na yow jigéen rek moom il ne comprend pas. waaw il ne comprend pas jigéen waa ji mënoo ko dëgg la de. jigéen rek. wax na dëgg. mën naa jóg wala ma toog. doo toog rek papa bañ jël téléspectateur ba pare salaamaaleykum. jigéen rek salaamaaleykum. jigéen rek. Allô? Oui, bonsoir monsieur, vous allez bien? Salaamaaleykum. Oui, je vais bien, alhamdulilah. Alhamdulilah. Bon, maa ngi plateau bi. ñu ngi lay fay sa góor ak sa sant. ñu ngi lay fay. Bon, man tey moom Benoît moo tax mu woote. waaw mu woote Dakar. waaw moom yenn saa contradictoire ay waxam. loolu moo tax moo woote. waaw. am na benn jour bu ngeen def benn plateau. bi ngeen waxtaan ci violence conjugale yi. père wax ni moom am na jigéen fu mu lay pousse dina la pousse à bout ba nga def loolu warul mu def. mu ni violence dafa mënul justifier violence. dëgg la dara. et à justice je suis d'accord avec lui. parfaitement. léegi beneen jour am na 4 plateaux ba ñu waxtaan ci benn sujet. bu muy wax jigéen bu ñëw soodee jëkkëram parce que da ko takkal genre muy jéem a justifier genre wax boobu noonu. dëgg la ma ne kii man boobu jour boobu j'étais choqué mais jour boobu aw ma temps pour woote pour wax ni kii mu ngi wax n'importe quoi parce que man jour boobu j'étais choqué. man dama wax ni Sénégal bi loolu amee ngir yàlla. background bi. ça ne m'a pas trouvé au Sénégal. background bi da nga joxe woon exemple. mais déglul jàmbur au Sénégal. mais non bàyyi jàmbur. waxal déglu ma waxal. am na benn jour am na tamit père bu muy wax. waaw borom kër dafa war a naqari deret. waaw wax na ko fi. waaw ñun dans ce cas. waaw tey encore. ñoom ñëpp Sophia ak ñëpp ci nan. wala affaire yooyu tamit dañ ko war a supporter. d'habitude Sophia ak yëpp ci nan dañuy dal sama kaw. di ko fa li mu tax man tey déglu leen ko mais comment. pour mën a wax loolu yëpp. mais qu'est-ce que c'est cette histoire là. parce que man foo affaire bi jaar quoi parce que man lii daf ma jaaxal. foo ngeen wax ngeen jël benn ligne directrice. ngeen wax lii la. parce que ju boobu ngeen di waxante ci violence conjugale. wallaahi am dara lu mën a justifier violence conjugale moom moo ko wax. waaw maa ko wax moom moo ko wax. waaw man maa ne dara mënul justifier violence léegi après. da nga koy déglu bàyyi jàmbur mais na bàyyi jàmbur. mu ne jëkkër jigéen buñ takkal wujju. waaw bu demee ba mënatu ko supporter. waaw ba soode jëkkër ji. wala soode ñaareel bi jëkkër ji moo ko def. waaw mais en fait loolu justifier violence boobu noonu. yow man maa wax man mun naa toog fii ne man naa violence justifier affaire bi. mais Benoît kii mi ngi xool kii day suivre c'est un fidèle. papa bàyyi leen ñoom ñaar ñu échange s'il te plaît. kaay ma wax la benn affaire de un. affaire yi bàyyi leen ñu échanger calmement rek s'il te plaît. benn vas-y man maa toog ne violence fu mu munti jógee si góor ak si jigéen. accepté wu ma ko mu ne man maa toog fii di ne damay justifier violence boo xam ne jigéen def na ko si góor. ma ne am naa nu ma koy justifier c'est archi faux quand même. c'est un fidèle de la ceinture. mais comment il faut l'écouter quand même. bu ñu takkal wujju bu nekk demee na ko ba supporté wu ko ba soode ñaareel wala soode jëkkër ji mooy responsable. non dama ne mais loolu day mel ne ko concevoir. non mais il faut laisser mes fans. léegi ma tontu la mon frère. non il ne faut pas agresser mes fans. dañuy fay sa micro de. non juumo mais non. waa léegi déglu ma. waaw d'accord waaw non vas-y non dara amul jégalu on discute rek. non mais non c'est jamais vu. borom kër day lan. non. moom père bu ñuy wax ni fii nii. wallaahi borom kër dafa war a naqari deret. ngeen dal si kawam. yéen ñëpp. borom kër dafa war a naqari deret. ñun ñëpp ba dal sama kaw bu ko ci wax. mais bàyyi leen jàmm. borom kër dafa naqari deret. ngeen dal si yàlla kawam moom ay atte ak yéen pourquoi fuir. d'accord léegi beneen jour léegi. déglu leen ko encore ngeen ñëw di wax ay non. yoon kenn yoonam ñëw si. jigéen bu réewee. keneen. voilà mais man. man maa ne jigéen bu réewee si couple ak jëkkëram yoonu kenn nekku si man maa ko wax. yoonu kenn waaw léegi jëkkër bu naqaree deret léegi seen yoon daf si nekk. yoonu kenn nekku si ñoom ñaar la. léegi. reyante mën naa jur reyante. attends kii man li muy wax laa comprendre sax. kii nit la de.
non attends man li may. mais qu'est-ce que lan la. non sont mes téléspectateurs ils ont en train de chiffonner mes téléspectateurs. mais fan mais les gens ils appellent pour avoir éclaircissement mais mënuñu ko am ak yow. éclaircissement tu ne peux pas m'attaquer madame Diallo. mais da nga koy déglu. tu ne peux pas m'écraser. si on t'écrase parce que. non c'est parce que je suis dans le kii. waaw ñu ngi dugg di témoigner. témoigner la allo 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 oui. ils te font parler des choses yoo xam ne. allo sëñ bi. oui ça va. ça va alhamdulilah. jàmm rek macha allah. fooy wootee. maa ngi wootee Dakar Guédiawaye. waaw sëñ bi soo wàññee sa télé ñu jël maa ngi lay delloowaat père mais soo mënee baisser sa volume téléviseur. comment moom moo ñu papa Aïcha. waaw sëñ bi déglu nga waxtaan wi. allo waaw déglu nga waxtaan wi bu baax. oui déglu naa ko bu baax. waaw loo ci jàngat. allo. oui déglu naa waxtaan bi bu baax. waaw ñu ngi lay déglu sa xalaat la ñuy déglu sëñ bi. voilà asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam ñu ngi lay déglu bu baax a baax. maa ngi nuyu ñi ci plateau bi yëpp. ñu ngi lay fay ñëpp ak lay fay. waaw dama bëggoon wax sama xalaat ci émission bi. su la neexee waxal la neex. Benoît. wuy. tey moom Benoît laa àndal. su la neexee parce que Sénégal. wala Afrique. dañuy jël sëy yi yan ko jigéen bi yëpp bàyyi góor bi moom. et pourtant jigéen bu dee islam santaane ci sëy rek. jigéen warul togg. warul fóot. lu ko war mooy sangu defaru diw toog ci néegam. vidéo bi ci topp jox leen ma ko bu waaj a coupé. vidéo bi ci topp ñaari ci topp yëpp. ayca waaw nga ni jigéen ñi waruñoo lan. waruñoo togg. mos naa ko fi wax. waruñoo fóot waruñoo paase lu ñu war. lu leen war waruñoo fóot waruñoo paase. lu leen war ah. lu leen war. loolu la islam wax loolu la islam santaane lu leen war mooy sangu toog defaru di bégal seen jëkkër. pour seen jëkkër bëgg pour ñu bégal ko ñu def ko. loolu la islam santaane ñun nag suñu tradition moo ñu yóbbu déggoon naa benn waxtaankat bu ko doon wax de ne jigéen mënul yeewu di fóot di bale di nekk ci xale yi nekk ci ñëpp guddi gi jëkkëram bëgg koo jëriñoo. c'est impossible mënul dëgg la. mais ñun suñu tradition ñu yóbbu si. jigéen buy sëy sëy ak yaay sëy ak doom sëy ak goro yi. say rakk yu jigéen yi tout teg ñooñu ñëpp pourtant. ñooñu peut-être am na cër bu mu leen war a jox mais sëy bi jëkkëram la. mais ñooñu bokkuñu ci sëy bi. bokkuñu si. non ci dama ne am na war na. damay laaj cër mais non bokkuñu ci sëy bi. man bu ma sañ naa ne la sax bokkuñu ci sëy bi. waaw loolu lay laaj waaw. moom ak jëkkëram la. waaw loolu lay laaj. waaw kay sëy bi. mën na bokkuñu ci sëy bi. d'accord sëñ bi dégg nañ la bu baax a baax. waaw jërëjëf Sophia jóg jot na. papa xaaral ñu seetaan vidéo bi xaaral ñu jël vidéo bi rek papa. jóg jot na. am na ñu nekk si ligne bi. su nekkee ci ligne bi soo ma dellu see du ma dugg fi may bëgg a dugg. mais papa vidéo bi dafay ñëw mais du ma dugg. waaw du ma dugg su ma ñëwee doo ma dugg ndax ci sëriñ bi dëkk ci waawoon. waaw papa naa la jox parole nekk Almalikiya TV nekk ci Matar Ndiaye. waaw naa la jox parole wallaay du ma fa duggaat. waaw naa jox parole du ma fa duggaat de beneen feneen léegi jox leen ma vidéo bi li waa ji wax léegi nii rek. waaw feneen ñu mën a continuer. Il a accepté que sa femme elle est en train de se marier. Il y a des frères qui se marient et il a accepté que sa femme elle est en train de se marier. Qu'elle est en train de travailler. Il a accepté qu'elle travaille. Et qu'est-ce qu'il commence à lui dire? Écoute, tu vas mettre la pression, tu vas payer avec moi le loyer. On va mettre moitié-moitié pour l'achat du divan. On va acheter la dernière télé, c'est moitié-moitié. Et t'es obligé. Et s'il lui fait pas ça, il lui fait des comptes à la fin, subhanallah. Mais ça, c'est d'une violence inouïe dans notre religion. La femme, si tu acceptes qu'elle travaille, c'est son argent et exclusivement son argent. C'est à toi de payer le loyer. C'est à toi de remplir le frigo. T'as pas à demander à ta femme ou à mettre la pression à ta femme qu'elle paye avec toi. C'est quoi ça? Et parfois, ça va loin. Parfois, ça met des pressions intenses. Parfois, ça fait culpabiliser la sœur. Frère, si tu t'es marié avec elle et tu voulais qu'elle travaille et parfois elle a un plus grand salaire, ouais, mais frère, elle touche 4000 balles, moi je suis à 1500 €. C'est normal qu'elle m'aide. Non, mon frère, c'est toi qui as décidé de te marier avec elle. C'est pas normal qu'elle t'aide. Si elle veut t'aider, elle t'aide. Masha'Allah. Et en plus, c'est quoi? C'est une sadaqa qu'elle est en train de te faire, alors que t'es son mari. dëgg la nag jigéen fokk mu jéem a góorgóorlu ci jëkkëram am na ci loo xam ne nag góor ñi ñoo koy naxe jigéen ñi rek nag sam papa daan na wax ni waaw ki xëy togg te waru ko oustaz yaa ngi ni
amul benn fu charia waxi ne la sa jabar toggal wax leen fu ngeen ko gis da ngaa war a wut ko koy toggal waaw yow nga ciy xeex ak sa jabar ah déet loolu la di loolu la fóotal la ak toggal la loolu yëpp da nga ko war a wutal xamuloo ko koy def waaye xoola waxuma laa jëkkër waaye njëkkee yi rek dañuy tas sa sëy goro yi dañuy tas sa sëy te sëñ Abdou daan na wax ni sëy ñaari ñi ko seq rek ko seq nee na sëyu Sénégal dafa metti di nga sëy ak sa jëkkër sëy ak sa rakki jëkkër sa magi jëkkër sëy ak sa njëkkee jëkkër lu ne nga jéem koo def sëy ko xariti jëkkër yi ki la toggal defal la lu nekk fóotal la paaseel la bës la nga naa ko boo bëggee lu baax ci kër gi nag da ngay góorgóorlu xanaa da nga koo bëgg a rek. jërëjëf papa du kenn may dégg nañ lu mu wax. mu nekk loo xam ne jàngat la. nee na loolu la ko baayam waxoon te loolu la ñu tegal l'islam culture bi nag moom moo andi yu bëri te sëñ Cheikh daan na wax ne dëkk la boo xam ne bu ñu nekk Sénégal boo xam ne diine du fi mës a daan aada tellement que aada dafa am doole suñu dëkk dañuy dem ba aada bi moom mooy ëpp doole diine bi mu nekk aada yu rafet nag parce que da di yoon jigéen dafa rafet jigéen di toggal di paaseel di defal yooyu jëkkëram mais Sénégal dañ ciy abusé da ngay gis ko fase jigéen sax ndax mënul togg fii lañ koy gis ci dëkk bi da ngay gis ku tas sëyam ndax jigéen mënul togg ndax jigéen bi mënul teral samay waa kër mënu leen defal lii des trucs yu nga xam ne peut-être du loolu moom mooy sooklu sëy bi mu ñëw ci autorité ak devoir yi jaxasoo ci biir mariage parce que ku si nekk am nga sa devoir boo xam ne da nga ko war a matal ci biir sëy Prospère ci yéen laa jëm waaw wax na dëgg wax na dëgg damay comme yaakaar kenn du ko tas léegi buñu tas yaakaar kenn du ko tas waaw please 2 secondes rek après ma gëstu yaakaar kenn du ko tas mais yow na nga tënk de damay tënk rek yaakaar kenn du ko tas damaa juum vidéo bi ñu njëkk a wane daf ne si tu acceptes que ta femme travaille ne lui impose pas de payer le loyer, de payer ceci, de payer cela. Heureusement qu'il a parlé au conditionnel. Si tu acceptes que ta femme travaille, mais si tu acceptes c'est histoire là. C'est-à-dire, si tu acceptes bu ko sëf nangam moom bu lay tàggu pour liggéeyi pour jàpp ci kër gi la donc il faut c'est pas clair dans notre tête. D'accord. Deuxième bi mu ne amul fenn fu ñu bind ci charia que ne jabar moo war a toggal jëkkër moo ko war a fóotal moo ko war a paaseel waaye amul fenn fu ko charia tere c'est ça aussi le débat waxu amul fenn fu mu ko diglee ok d'accord nañ waaye amul fenn fu mu ko tere aussi waaw jabar su fekkee nañ leen tànnal ku réew ki tànnal ku naqari deret tànnal ku pari histoire waru laa toggal waru laa fóotal waru laa paaseel waa kon ñun lan lay doyee jabar waaw yow waxal lim la wax lan lañ koy doyee lan daf la ne ma utal booy bi wax sànq moom goos bi dugg sànq dafa am lu ngeen seetluwul de li mu doon wax noonu jabar jaa ci suuf ne moo ko doon maa ngi koy dégg bi sànq bi ñu avant muy wàññi télé bi maa ngi koy dégg avant ñu wàññi télé bi jabar jee ko bindal li mu war a wax ne ko waxal lii yaa ngi dégg parce que tout simplement su fekkee ne daf ne l'islam nee na waru la fóotal waru la paaseel waru la toggal li ko war rek mooy sangu toog ci néeg bi toog xaar la waaw mais toogatul ci néeg bi day liggéeyi loolu aussi waaw dafa toogatul ci néeg bi sax day liggéey d'accord merci lépp jabar jeeg ko laataa may ñëw ci yéen dimbali leen maa ngi jégalu ma gestu ci Père Mbaye Ngoné par rapport ak suñu papa Doudou Kende Mbaye lu mu wax lan moo ci sa xalaat man demewuma ci xalaatu Doudou Kende Mbaye yàlla def na ku bëgg Tiwaawoon laa Khalifa Ababacar laa tudd waa Tiwaawoon maam Seydi Hadj Malick Sy moo ñaanal sama maam Yelli Manel Fall bi ko ay nijaayam ci Kumba Kayre ak Malick Kumba Kayre yóbboo mu jàngi école des fils de chef à Saint-Louis munoo jógee Njaaréem di dem di jàngi Saint-Louis te jaaruloo Tiwaawoon pour jël saxaar dem Saint-Louis ca Kumba Kayre ak Malick Kumba Kayre ñoo ko daan yóbbu bagaar ba ca Tiwaawoon nu dugal ko mu embarqué pour dem école des fils de chef à Saint-Louis foofu la tase ak sama maam Yelli Manel ñaanal ko Mamadou Fall Ndiane c'est le grand-père du trésorier de l'État. lii bokkul ci émission bi waaye. franchement. maam mi may perturbé. non bokkul ci émission bi. maam
ci Yaasin Maxa sunu maam la ñu ñëpp mais ñëpp ay murit nañu ba kooku maam yëlli rek moom moo ci nekk Tiijaan kon man ku bëgg Tiwaawoon laa ko fa am cër maa ngi leen nuyu yéen ñëpp ca ku njëkk ka laay wax ki nga xam ne moo nekk Malikia TV maa ngi lay nuyu di nuyu borom Malikia TV Matar Ndiaye Matar Ndiaye moo wax ne fu ma gis am al amin mu dugg sama nopp dinaa ko daggal mbootu ma ne ko Bougane Gueye am na am al amin de kooku moo nekk ci kër maam Seydi Hadji Malick di ñaw xaritu Njoogu Gueye Baabu Mbend maa ngi lay nuyu bu baax a baax Matar Ndiaye al amin maa ngi lay nuyu bu baax a baax yow moomu dëkk Tiwaawoon da ngay dem diggante Kulingi Jaan Fooñi Ndut Koñ Jàkka wala nga dem kër Cheikh Marouba nga laaj leen nga ne leen kii mbaa nga jàdd foofu rek dem ci soxna Bintu Rasul doom la ci góor gi Alioune Mbaye Pala nga laaj leen ca Tiwaawoon macc nu dimba dina tax dimba weex yow yaa wax ni nga waxee ñoom ñu dagg lanu bëgg génnee ko teg ci am ci ay vues yu leen neex ñoom seetu nu yow na nga waxee seetu nu la nga wax li nga xam ne su ko daggee ku ko dégg fëgg gémmiñam dal ci sa kaw loolu moom moo tax mais yow xam nga ne doo dëkk Tiwaawoon jàng alxuraan waa kër maam Seydi Hadji Malick yar la ngay wax ab safaan man nangul naa la loolu doo ko def mukk ci këru àdduna waaye ñi nga waxal ñoo xamul li ngay wax soo ko waxee nag ñu leen neex ñu jëlee ko ni daggee ni ko ni ndax El Hadji Matar Ndiaye kenn umpalewul ne actuellement patron de presse bu mag la Malikia TV kenn umpalewul ne télé la boo xam ne day dem nekk biir Tiwaawoon benn ñaareel ba kii duma ko topp ndaxte ba mu duggee di rectifier nee na waxewu ma ko noonu te sax yonent bi waxewu ko noonu waaye biir na ma ne jigéen day topp kilifaam jigéen day topp ci waxi borom këram jigéen dafay dégg ndigal jigéen dafay dégg tànkam fi nga xam ne moo neex borom këram wala fi ko gënal te muy fu baax moom wax na loolu dellu si xanaa kon kooku nanguwul loolu nanguwul ab safaan buggul ab safaan ñaar ñetteel ba man de li ma jaaxal rek damaa gis soo demee Tiwaawoon wala nga dem Touba mën naa cité ba ci sama ay ndey Adja Xarjata Fall Adja Seyna bu Baasel mbana nan daan taal góor gi la ko toppoon ci ay nit ëpp na téeméer sama kër nijaay Serigne ca Bambey jigéen ña suñ la waxee li nu daj ci waañ ak togg bañ a lekk bañ koo ñam duñ la doo xam sax da nga naan loolu du dëgg nga dem nag ci kër sang bu tedd bi Cheikh Mouhamadul Habib Mbacke ibnu Sëñ Abdoulahi borom dër bi rakk Serigne Cheikh Mbacke le lion de Darou Rahman nga xam ne soxnaam doomi seen soñ bu la di soxna maam Fatim billahi wallahi wa taala ci waañ wi dama koy xool léeg-léeg mu jogg ci aw xal teggi ab tànkam ndax ca waañ wa lay nekk di togg yow dut kenn nga ne jigéen war ta togg fële de amu fa ci daara seen soñ bu ya ak Touba amu fa de foofu de doon fay togg kii ma lay wax doomi seen soñ bu la gis naa ci barke sëñ Modou Habib Mbacke day togg man gis naa su fekkee nag yow nee nga warul waaw loolu de waaye lii de lii ma la wax de teg naa ci bët doomi seen soñ bu nekk ci waañ bi di jogg ci aw xal di ko teggi ak di togg maanaam di togg rek di toggal ñi nga xam ne ñoom ñoo topp sëñ bi ndax nee nanu ay taalibe dongo yi surga si la leen di téye ci kër togg ca la nee nanu baaxal lool kilifa gi yoral lool am koom wattul alxuraan lool nee na melal nu la neex sa ginnaaw su amul jigéen ñu la ko téyeel maanaam togg gan na ñuy wax ndax ab surga tamit mënut a nekk ci kër gu muy xiifee di fa maree de ay dongo mun noo nekk ci kër gu ñuy xiifee di fa maree de dongo yi sax doon leen daan wutal ndeyi daara dongo yi ndeyi daara nañ leen daan wutal joo xam ne am na waxtu wow su jotee nga ñëw indi sa bool nu tibbal la yekkal la naan di way ndeyi daaraam nga ne jigéen war ta togg man de gis naa doomi seen soin bu di togg bay lakk ci kii bi nga ne yaa xam ne déet waxal bu baax déet ma dama ne dafa ne da ngay wax ci kaw ñu dégg la
pare na mën naa dem ci ñoom bu ñu oh ñii yow rek nañuy déglu waxal ñu déglu la. mën naa dem c'est bon je peux. yow ñii nga ragal moo tax nga mais tu n'as qu'à attaquer. allez-y. non j'attaque pas. mais doo attaquer wax di dëgg su jibee. non non dama ko def. non elle n'est pas lucide. damay dem elle n'est pas lucide. ci mam ndax li mu bëgg a wax ñemewu ko wax mi ngi murmuré. damay dem ci Matar ak Prosper le temps que may ñëwaat ci téléspectateurs yi. mi nngi tenté di murmuré. ñi ngi ci point bu am importance ñi ngi ci devoir.